zone libre bi tey ñoo ngi ko jagleel jafe-jafe yi nga xamee ni secteur informel bi am na ko ak crise Covid 19 bi daanaka baana yeeg ñiy taaba di góorgóorlu ci seen njaay mu ndaw booba tey ñu ngi am ay jafe-jafe am na gëstu bu am solo boo xamee ni def nañu ko ànd ceeg Serigne Mohamed Samb ak Ahmadou Ba. xar kanamu yenn ci ay marché yu nekk ci réew mi soppeeku ndax mbas mi mu mel ni feebar bi laal na lii di secteur informel bi bu ñu dékkee suñu micro ñi nga xamante ni ñoo di marchand ambulant yi ak yenn ci ay tailleur lii lañ ñu xamal ci ay jafe-jafe. bari wàññi suñu client yi bari itam te daanaka ni client yi doon ñëw ci marché bi fi mu toll ni ñëwati ci marché bi noonu waaye mbas mi dem wàññi na client yi trop moom wàññi na client yi trop. li ñu war a dégg moom mooy takk masque te takk masque moom foog naa bépp ambulant boo xam ne da ngay jaay client wala da ngay lii da ngay takk masque moo tax waaw. mbës moom mi war ak moom waaye mbës moom fi mu toll nii ni mu wàññee sunu client yi moom ëpp na trop moom. client yi ñëwatul gis nga ñëw yaa ngi nii kenn ñëwlootul gars yi dañoo amul xaalis bëgg nañ ñëw lu mais amuñu xaalis wax dëgg yàlla moom métti na ci ñun daal métti na lool. naam sax liggéey bi jafe na ci ñenn ñi waaye nag kii ñu fekk ci bërëbam muy jaay wàllum parfum ak lépp loo xamante ni jigéen da ko yittewoo moom nag mu ñuy xam ni rek ni yëf yi faaw rek nga jël ko ak xel la. mbas bi métti na àdduna bi yëpp la ñëpp ko ku yuuxu rek da nga ragal donc métti na ci ñëpp donc li ñuy def mooy bu ñu àndandoo yaru toppatoo li nga xam ne moom la médecin yi wax incha allah léegi mu jóge ci kàttun suñu borom. lépp lu yàlla dogal rek jaam da koy nangu quoi donc comme neexoon na su naqaree aussi ñu ànd ak naqare bi ñu toppatoo li yoon wax. ñu di ko def incha allah. beneen jafe-jafe bu gën a gàllankoor seen liggéey fan yi moo di couvre-feu bi ndax waxtu yi nga xamante ni ci lañ ko natt léeg-léeg sax daf leen di sonal loolu. couvre-feu bi biñ ñu ne toog leen seen kër yi dama dem toog 4 mois dama kaa toog am ko arriéré salaire kii bi suñu location yi ñun nguur gi ñun lañ fi nekkal ñun ñoo leen fi nekkal wax dëgg yàlla bu ñu sañoon nañu gën a pousse heure bi. lu bon bu yeggee 22h 23h baax na. pexe amul yow pexe bi nga am yow lan nga am mooy nga xëy sa kër waaw génn bàyyi fa sa njaboot yaakaar sa bërëb fi nga war a waaw utee loo xamante ne nii xam nga fa nga yaakaar ne fa nga leen war a amee dara pour yóbbul leen oui te tamit boo ñëwee toog xaar am na nit ñoo xamante tey am na client boo xam bu war a jógee tey exemple nii Géejawaay wala xaar wala war a jóge si région yi pour ñëw si yow mu ngi calculer temps beeg yooyu noonu. liggéey bi moom vraiment booy ba ma ne dara doxatul parce que nit ñi bon ñu ci ëpp dëkk ñu biir Dakar man d'accord biir Dakar laa dëkk mais am na nit ñoo xamante ni fi ñu doon ñu dëkk si banlieue bi pour ñu xëy si problème lay doon pour ñu wàccit problème lay doon parce que dafa am couvre-feu ca da nga ko war a respecter parce que état bu jógee ba taxawal benn affaire da nga ko war a respecter bon ca 21h tamit aussi dafa xaw a teel bon su fekkoonte ne mën nañoo dimbali sax même bu ko élevé wule ñu aj heure bi parce que am na ñoo xam ne dañuy am pour ñu am oto sax problème wala mën nga pour nga am oto sax pour nga dem problème la parce que embouteillage Dakar foo tourné embouteillage la bon vraiment suñu mënoon dimbali ci loolu la nit ñi ñu ngi koy jooy trop. économie bu Sénégal boo ko jëlee téeméer ya juróom-ñeent fukk ya ak juróom-ñeent li ko amee moo di secteur informel bi mu nekk nag secteur bu am doole ci wàllum xaalisu Sénégal waaye nag mbas mi jamono ji nga xam ni dafa gën a law ci biir réew mi nekk na loo xamante ni dafay gàllankoor liggéeyu jàmbaaru fàkk tëdd yi. ñëpp ami jafe-jafe ak crise beeg mesures yi nga xam ne jël nañu ko surtout secteur informel bi góorgóorlu bi jaaxle waaye kii taaba it gisatul client ndax lépp tëj Adja Binta muy ay jafe-jafe yoo xam ne ni ñoom ñi ci ne yëg nañu ko mais kenn finalement du xamati loo ciy wax. absolument parce que waxoon nañ ko fi la dernière fois. le secteur informel dafay participer bu baax ci économie Sénégal. daanaka gis naa benn rapport boo xam ne Banque mondiale moo ko def ne 94% ci emploi dañuy créer emploi à hauteur de 94%. secteur informel. C'est-à-dire que kon am na importance ci économie parce que dafay dugal xaalis. mbas mi wane na ne que kon léegi war nañu gën a considérer le secteur informel. ñu rendre ko beaucoup plus formel. organiser waat le secteur parce que genn wàll gi ñuy dugul di jaay taaba di jaay café di jaay fondé. di jaay yeneen ak yeneen. suñ demee ci banque yi duñ leen lebal seen yaay mooy teggi natt jox leen wala boog ñu dem cotiser am un fonds dem liggéey donc lu mel nii su amee dal seen kaw mënuñu liggéey
dootuñu si génn. Donc je pense que pour permettre xale yi wala bokk ñëpp ñi nga xamante dañuy investir dans le monde informel dañ leen di may chance former leen d'abord parce que il n'est pas entrepreneur qui veut mais léegi tout le monde est entrepreneur di nga ñëw leb Pape Cheikh 100 000 leb que les 50 000 boole ne après dinaa fay yu mel ni su amee nga daanu fooy mujj ci ay yóbbu la police yóbbu la ay tribunal te fekk liggéey nga si jublu woon te boo ubbee sa benn fooy jaayee café mun nga jël ñaari nit wala ñetti nit donc dinañ participer dinañ jàppale état. te xeetu business yooyu wala entrepreneur yooyu noonu du am këyit doo ko déclarer. dañ koy ibbi noonu rek doo am dara doo fay dimbal pour bu ñëw day metti doo fay impôt état bi da ciy perdre lu bëri. mais ñoom itam dañ ciy perdre lu bëri. parce que ils ne sont pas organisés. secteur informel bi ku jógee léegi dëkk ba da ngay ñëw jënd sa ñetti cravate wala nga jënd sa dara jaay am ci intérêt dem faj sa soxla. ça veut dire que kon le secteur informel mbas bi war nañu ne dañ ko war a organiser waat depuis qu'on parle de l'organisation du secteur informel dafa yàgg. mais jot na parce que nous vivons un autre monde le nouvel ordre mondial moo imposé que léegi vraiment mënatuñu dem sans le secteur informel. donc jot na que l'État dugalaat ci beaucoup plus de rigueur gën leen dajale gën leen former surtout formation. c'est très important il faut que ñu former leen dajale leen organiser leen bu ko defee ñoom tamit ñuy participer au paiement des impôts. parce que tamit ñu ngi wax que ne tey jii secteur informel li muy drainer ci xaalis bëri na mais est-ce que état bi mi ngi ciy gis boppam xamuñu. donc je pense que l'organisation la formation jot na. mais Pape Djibril lu amul organisation ndax jàppandal gi dina yomb. c'est vrai dina jafe trop. mais li boo déglu reportage bi ñëpp inquiétude rek la ñuy génn. dañuy demee. waaw mooy ay multitude de réponses sunu nguur yi dañ koy am. mais jamais ñu cerner le problème en tant que tel. léegi nag moo tax xam naa ne sëriñ bu ñëwee sax dinañu dimbali. ndax ku ko miin la pour ñu définir sax lan mooy secteur informel en réalité. parce que tey jii da ngay ñëw dans presque tous les secteurs nga fekk fa ay mastodontes dans le secteur. mais ñoom dañuy wax ne secteur informel la ñuy nekk. parce que finalement débat bi fondamentalement mooy formaliser wu ban enjeu la am. c'est-à-dire lan ngay gagner ak lan ngay perte boo formaliser woo. ak ban ndimbal moo am. ak ban jàppandal lañ lay def ci boo formalisé wu. xam boo gisee multinationales yi jóge feneen di ñëw yëpp bokk na ci li ñuy njëkk a négocier mooy ñu exonérer leen ñu dimbali leen ci wàllu fiscalité. parce que fiscalité ak impôt dafa doy waar lool parce que tu n'attends qu'une contrepartie indirecte. da nga naan damay jël par exemple soxna si nekk ci marché bi di jaay jën waaye buy jaay jën yor taabalam juuti bi ñëw daal di koy dagg 100 francs wala 200. bu ko daggee 200 ak 100 francs impôt bi mooy contrepartie bi mooy suba war naa fekk marché boobu set lool. waaye war naa fekk muy gis ay investissement ay infrastructure waaye war naa fekk éclairage am fa waaye war naa fekk comme jën lay jaay war nañ ko sax wutal froid. foo xamante ne dina fa mën a denc jënam su ko defee nag fukki at ñu koy dagg juuti. te moom mooy bale marché mooy amul lumière amul dara. day mujj remettre en cause. loolu noonu nga xamante ni moom lañ koy dagg donc finalement le débat fondamental mooy formaliser wu wala bañ a formaliser wu lan lañ ciy perte wala lan lañ ciy ñàkk. am na si ñoo xamante ni nag ñoo lànk bañ a formaliser wu. parce que jàpp nañ ne formaliser wu lim leen. du leen amal njëriñ. donc bu ñu définir il faut d'abord qu'on ñu dimbali ñu définir lan mooy secteur informel ak kan moo nekk ci informel en réalité. loolu mooy beneen bi mooy profession yi nga xamante ni wane nañ leen léegi jox leen kàddu foofu beneen réponse appropriée la fa état di am. mooy ñi nga xamante ni yëpp yàlla dafa dogal amuñu métier xëy na amuñu njàng mi ñëw dugg ci benn secteur ne dañ ci bëgg a gis seen bopp. accompagnement bi ci war dëgg-dëgg souvent foofu lay desee et je pense que les mécanismes yi état di mettre en place mécanismes yi booba ba tey dañoo dese produire les effets escomptés lañ doon ci xaar booba ba tey daf ko dese est-ce que nañ koy tëggee la est-ce que dañ ci dul boole les acteurs du secteur yi nga xamante ni ñoom ñoo ko xam wala ñu tëgg ko wala ndax lu ci bëri aussi dañ koy def un instrument politique pour gérer une clientèle politique. donc mystère la ak question buy xaarab laaj ci kilifa yi ak ñoom it ñi nga xam ni ñoo nekk ci secteur informel bi ku ci baanawul yaa ngi taaba. Alaaji Makumba. waaw parce que réew mi ci doxinam par exemple bi mu juddoog léegi fi mu jóg di jëm nii foofu la tolloogum.
informel bi Pape Djibril définir na ko. mooy koo xamante ne nii yaa ngi xëy di defi loo xamante ne nii ma ngay jur dara te binduwoo. binduwoo impôt binduwoo APIX binduwoo chambre de commerce binduwoo ci barab yi nga xam ni foofee la ñu war a enregistrer entreprise yi xam ni ñuy doxee xam li ñuy am xam li ñuy fay ak seen wàllu doxinu entreprise bu normal ci am réew moo xamante ne nii noonu la jamono toll fi mu ne nii. mais wax na itam loo xamante ne nii moo tax ñu bëri duñ nangoo formaliser wu mooy. ñàkk koo def daanaka moo lay ëppal njëriñ def ko parce que boo xasee formalisé wu léegi dañ la ngay traçable dañ lay mën a topp xool sa entreprise bi yow lii ngay liggéey nii xam nañ marché yi sa chiffre d'affaires xam nañ ko xam say revenu xam sa lépp li ci état bi am mu doon wàllam mu war la koo topp ci impôt daf la koy daal di mën a topp mën la koo topp ci anam yoo xamante ne nii mën naa bloquer sa lépp mais bu fekkee da ngaa yor bitig boo xamante ne nii bitig bu mag la muy ci dëkk bu mel ni Ndakaaru wala Touba am na dayoo entreprise boo xamante ne nii léeg-léeg sax bitig bi mooy ëpp doole entreprise parce que da ngay dem di importer ji di indi di def ay activités yoo xam ni dinañ ko mën a retracer bu dee ci douane bi wala ci waa ministère du commerce ak yu mel noonu mais boo dellusee ci suufa suuf fa ngay delluwaat mooy ci underground bi nga xam ni ñooñu daanaka activité informelle bi lay doon. duñ xam ñaata nit nga employé duñ xam nombre nit bi nga employé nan nga leen di fayee est-ce que yaa ngi respecter législation am déet xam nga fii boo ñëwee am na ci yu bëri yoo xamante ne nii buñ ubbee les livres de Futurs Médias di nga ko ci mën a gis employé yi grille salariale beeg cotisation IPRES ak IPM ak yu mel noonu yooyu yëpp nag ngir daw ko léeg-léeg nag mooy tax ñu bëgg di des ci li ñu nekk ndax moo xaw a dàq boo koy xool ba xool mais jamono moo toll foofu rek mais dina évoluer parce que ci livre bi nga xam ni bokk na ci yi ma gën a gindi ci wàllu secteur informel Ali Mbaye moo ko bind mooy doyen FASEG bi nekk léegi recteur mais jàngat na ci de manière presque complète boo xoolee secteur informel fi mu jógee ak itam attentes yi ci Sénégal war a mën a am parce que am na noo xamante ne ni buñ ko ni suqalee maanaam mu teggi tànk bi teg ko fii rek yokkute gu rëy lay doon ci wàllu koom ci Sénégal bu fekkee góorgóorlu nañ fay l'impôt parce que nag daf ci am ñoo xamante ne nii yow xam nga mënoo rëcc impôt ndax dañ lay dagg à la source ñooñu ñoo la ëpp koom fuuf ñoom dañuy rëcc impôt chaque jour boo demee ñu lijjanti ko wala ñu génne amuñu ay livre yoo xam ne moom la ñuy mën a génne nga mën cee retracer seen activité économique xam naa jarul ñuy guddal Serigne moo ñu ko gën a miin bu baax a baax bu ñëwee incha allah dina ci am yoo xamante ne ni moom lañ koy laaj ku miin li ñuy waxtaane la ndaxte bokk